asalaamaaleykum chers amis téléspectateurs Proxi TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen bégg bu baax a baax fépp fu waay nekk rek ñu la fay fekk di la jox suñu la koy xol nuyu leen ziar la saafonte yow ñaanal la jàmm di dugg ci kër kilifa diine di leen tàllal suñuy loxo nuyu leen ziar leen ñaanal leen jàmm tey sàkku ñu koy ñaanal saa su nekk nuyu kilifa aada yi nuyu ñuy bokkal réew mi penc mi di àdduna te bokk ñoo ñoom diine di leen ñaanal jàmm ju sax dàkk dine meeku képp ko yor tawat te di ko doxantoo mbaa tëdd ci lalu hôpitaux yi mbaa ci kër ya ñu ngi lay ñaanal suñu borom defal la jàmm fëgg sa bopp ba nga wér ba mën a dellu ci say activité ak ci say sago di nemmeeku ñu nekk ci bërëb weerukaay yëpp muy prison yi mbaa maison d'arrêt yi te muy les prisonniers ñi leen di ñaanal suñu borom bi génnee leen fa bi leen fa dugaloon du leen fa delloo ñii ñi ngi fa ndax natt la ñii ñi ngi fa ndax punition la at lu ci mënti nekk rek ñu leen di ñaanal suñu borom bi génnee leen fa ba ñu retrouver seen liberté di bàyyi xel également jamono ji ñi nga xamante ne ñu ngi ca kër bu dëgg ya suuf seet féete leen kaw ñu ngi leen di ñaanal suñu borom woyofal suuf ci seen kaw lool jéggal leen seen i bàkkaar xaare leen ci aljunay firdaws ci biir loolu ñu ngi jàll toute la nation sénégalaise ak waaye diaspora bi ci génnu àdduna ki nga xamante ni moo di Pape Diouf nekkoon fii le président ancien président olympique Marseille nekk suñu premier cas bi nga xamante ni nemmeeku nañ ko ni wàññeeku na ci feebar bi nga xamante ni moo di coronavirus ñu ngi koy jaal famille di ko jaal Sénégal gi yëpp di ko jaal waaye diaspora bi yëpp aussi di féddale bu baax suñu kóolëre ak suñu cofeel si yéen di nuyu waa régie ñoom du suñuy caméraman ñu ngi leen di nuyu waa kër gi aussi di ko dalee si direction bi ba si personnel bi technicien journaliste présentateur animateur bàyyiwuñ kenn ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di nuyu également nos chers internautes ak nos chers youtubeurs ñi nga xamante ni ñu ngi ñuy suivre à travers li nga xamante ni moo di youtube bi ak facebook bi ñu ngi leen di beral nuyu ak cant ak ngërëm di am plaisir di leen présenter seen émission bii di saytu boo ko déggee di émission bu yees bu leen seen télévision Proxi TV andil tey nekk suñu premier numéro nekk lancement émission bi nga xamante ni mooy di saytu di ñaan yàlla tàmbali ko bismillahi rahmani rahim mottale ko alhamdulilahi rabbil alamin di émission bi waxtaan ci lépp luy jëm ci ay xew-xew jamono ci ay faits divers ay faits de société wante di dox ci li nga xamante ni moo di actualité tey ñu fas yéene waxtaanee li nga xamante ni teew na di coronavirus nekk feebar boo xamante ni lëmbee na jamono lëmbee àdduna ñëpp ñu ngi koy waxtaanee connu sous le nom scientifique de Covid 19 tey si lañu fas yéene waxtaanee ak yéen sottante ci xalaat jamono bii ku ne xam na ne ñu nekk ci couvre-feu ban comportement la ci sénégalais am jamono ji ban changement la andi ci comportement sénégalais rawatina si seen i mentalité daañu ko waxtaanee ba ci li jëm ci wàllum éducation ndax ndaw ñu daañu delluwaat le 6 incha allah ci l'école ya ndax du vacances yi lañ bëgg a anticiper mu ay questions yuy brûler un peu les lèvres de certaines personnes de la population rawatina parents d'élèves yëpp dinañ ci waxtaan ak yéen rawatina yan jeexintal ak yan sooxelee andi suñu wàllum transport loolu itam dinañ ci waxtaan ak yéen ba ci li nga xamante ni ñu ngi koy kumtoo ci wàllum confinement total ndax daañu fa àgg yëpp tam dinañ ci waxtaan fas yéene apporter si rek un peu suñu pièce dans le puzzle comme ni ngeen ko xamee depuis feebar bi am ba tey seen télévision bii di Proxi TV delluwul ginnaaw benn yoon si di leen sensibiliser si ay programme ci ay émission ànd xeex li nga xamante ni moo di coronavirus rawatina seen spécial plateau Covid 19 comme ni ngeen ciy ànd ak ki nga xamante ni mooy di rakk ji njéemi la noisseur d'ébène moo ak équipe bi nga xamante ni moom la si ànd saa su nekk tous les vendredis samedi tey jii ñun ñi nga xamante ni ñun ñooy waa équipe bu saytu ñu ne tey ñun tam dinañ andi suñu participation suñu contribution waxtaan ci li nga xamante ni moo lëmbi jamono ndax bu dul dara thème d'actualité la lu ci waaye wax rek mën na ci desal ba tax na tey jii li mooy nekk waxtaan bi ñun ak yéen di leen fàttali ne rek mën ngeen ànd ak ñun tam à tout moment ci kanam tuuti incha allah ci émission bi ci 88 628 16 00 aussi di leen fàttali ne aussi bu ngeen amee ay vidéo yoo xamante ni mën ngeen ñu ko yónnee moo xam ay porteur de voix ngeen ak lu ngeen mënti doon ci lu ngeen di yëngu lu ne rek mu leer leen que ni seen message dina porter war ngeen mën a lancer un appel def sensibilisation à l'endroit de toute la population sénégalaise ci feebar bi ñu ngi leen di xaar aussi am nañ suñu numéro vert WhatsApp boo xamante ne mën ngeen ñu ko si yónnee si 77 037 36 36 xam naa du ñàkk Abdou incha allah dina jaalale si kanam tuuti numéro bi au bas de l'écran ci écritel bu ko defee ngeen mën envoyer seeni vidéo bu ko defee noonu comme ni mu leen ko waxee du ma wéet benn yoon ci waxtaan bi di leen fàttali ki leen koy présenté jamono ji ki leen nekkal ci présentation bi Momar Dime la wante di si ànd ak sama naataangoo yi nga xamante ni ñoom laa fas yéene ànd ak ci émission bi ñoom tamit ñu nekk ay jeunes nekk fii ci kër gi di fi bay seen waar ku ci mel ni Laay Diop ak ki nga xamante ni mooy Kiné Dia
la charmante Kiné ak oustaz macha allah ngeen ràññee ko ci kër gi macha allah mu fi def liggéey bu am solo ci wàllu diine kenn ku si nekk si ñoom dina présenté wu ci kanam tuuti ngeen gën leen xam présenté nuyu ak askan bi laata ñu dugg si suñu tomb waxtaan léegi lay doon laay maa ngi lay nuyu di la ziar bu baax di la bàyyi nga nuyu ak téléspectateur Proxi TV ñu seetaan. waaw Momar maa ngi lay fay bu baax a baax di nuyu di ziar aussi ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan ñëpp ci Proxi TV. télé bi la jege di la won sa bopp. kontaan trop ci dal tey ci émission wu saytu bi fas yéene ci ànd ak yéen ci kàttanu Yàlla. jërëjëf laay su ma jógee si yow damay jàll ci nga xam te ne moom mooy oustaz ñu ngi lay nuyu oustaz di la ziar bu baax di la yéegal sa yéeguwaay ba nga tolloon. di la ñaanal jàmm di la bàyyi nga nuyu téléspectateur Proxi TV. waaleykum salaam wa rahmatullah Momar ñu ngi lay fay nuyoo bu baax di la ziara di la ndokkeel di nuyu mboole mbokk yi nga xam ni ñu ngi ñuy seetaan ci réew mi ak ci bitim réew wala ñi nekk ci réseaux sociaux yeeg yëpp di leen ziara di leen ndokkeel tabaarakallahu di nuyu ñi ma bokkal jataay bi sëñ Abdallah maa ngi lay nuyu bu baax di la ziara Adja Kiné ñu ngi lay nuyu bu baax a baax tabaarakallahu di nuyu waa kër gi di am mbégte kontaante ci teew ci jataay bi nga xam ni saytu la saytu nag bu ñu ko waxee xamaa amaana ëmb na lépp àdduna ëmb na lépp alaaxira ndax suñu borom daf ñu fi indi jox ñu ay xel ni ñu joxee ay xel nag ñu war a saytu lépp suñu dund suñuy jëf suñuy wax lu nekk ñu war koo saytu xool nan lañ koy war a jëflante ndax loolu rek moo ñuy wuute lekk ak ay bàyyi ma kon tabaarakallaahu maa ngi lay fay nuyu bu baax di la ziyaara di la wax waaleykum salaam wa rahmatullah. jërëjëf oustaz macha allah si kàddu yi am na solo nu mu jógee si yow damay jàll si Kiné maa ngi lay nuyu di la bàyyi nuyu téléspectateur yu salaam. di wax salaamaaleykum Sénégal yëpp. salaamaaleykum Kër Massar rawatina téléspectateur yi si ak télé bi Proxi TV télé bu la jege di la won sa bopp ñu ngi si émission saytu. à chaque fois nii lay demee nee naa leen même heure même fréquence ñàkk koo seetaat de wóorul. waaw merci. jërëjëf mu ngoog bu ko defee sans plus tarder dañuy dem ci li nga xamante ni mooy suñu tomb waxtaan tey ñu fas yéene waxtaanee comme ni leen ko waxee feebar bi nga xamante ni moo di coronavirus. vraiment boobu ba léegi mën naa ne xelu waajur yi dalatul parents yi kenn ku ci nekk yaa ngi ci vraiment tiit. di leen wax nag ne nañu à chaque fois comme message sensibilisation bu ñu leen war a mën a defal en attendant que ñu gën ci xuus di ci gën di yaatal nañu à chaque fois di bàyyi xel waa ministère de la santé li nga xamante ni ñu koy wax à chaque fois ci di set fu ñu toll di raxas suñuy loxo bu ñu ko mënee chaque 30 minutes avec une solution hydroalcoolique wala savon même saabu ordinaire bi boo ko amee nettoyer say loxo di fexe di sang xale yi di leen toppatoo lépp di set di sell bu ko defee yàlla mën nañu see mutuelle bu baax a baax. bu fekkente ne du au niveau de la régie mën nañu dem seetaan benn élément buy wax ci nga xamante ne moo ñu duggee suñu tomb waxtaan di coronavirus bu ko defee ñu ñëw mën a dugg bu baax a baax ci suñu tomb waxtaan incha allah bu fekkente ne baax na du ñu dem seetaan benn élément dellu si waat léegi lay doon incha allah mën a dugg ci waxtaan bi. de la Proxi TV télé bi la jege di la woon sa bopp yow mi safoo di seetaan Proxi TV à chaque fois yaa ngi nii ànd ak Sister Eva la fashion gis nga maa ngi nii fii ci Kër Massar ku ne Kër Massar xam ne ambiance tout le temps moom moo fi nekk ñu gis na fan yi y a un grand vide parce que gars yi ñu ngi respecté couvre-feu yi bi ñu joxe woon du ma def lu dul ànd ak samay caméraman ñu dugg ci biir laaj askan bi nan la ñuy dundee couvre-feu bi ak seen liggéey. maa ngi nii jàkkaarloo benn chauffeur taximan xanaa du ma def lu dul laaj ko moom tamit xalaatam nan lay dundee heure bii nii sëñ bi na nga def ak tur bi naka la. Cheikh Lo ins bi nii ñu gis ni tàng na trop parce que 19h jot na ku nekk nga xëccoo nan ngay dundee clients yi ak couvre-feu bi. waaw couvre-feu moom wax dëgg fa yàlla état moom moo njiitu réew moo déclaré wax métti na si doomu aadama yëpp xanaa bu ñu sañoon ñaan suñu borom yamale fii affaire bi ndax mën naa ne si ñëpp la méttee mais def li yoon santaane rek mooy heure bii lañ la wax man moom balaa heure boobu maa ngi nii damay ñibbi nii sama kër waaw ndax jàmm moom moo gën lépp waaw moo gën lépp liggéey moom fii nga koy bàyyi du jeex. kon it jàmm daal mooy lépp daal. ni ma ko waxee rek maa ngi nii ànd ak sama benn papa mu nekk ci biir Kër Massar du ma def lu dul laaj ko turam ma laaj ko nu muy dundee couvre-feu bi à ce moment ak liggéeyam sëñ bi na nga def. sant yàlla bu baax baax nuyu naa leen lu bëri man maa ngi tudd Al Ousseynou Sow nekk fii Kër Massar di gérer sécurité bi fii ci banque bi waaw. looy dundee couvre-feu bi. bon ni may dundee couvre-feu bi nag bon sincèrement am naa ci lu ma naqari trop ndax lu ko waral mooy que. dañuy toll ci jamono joo xamante ne ku nekk da nga war a moytu waru fagaru
waaye li ma gis ci Kër Massar fii ma koy gis matin ba soir ma koy gis day naqari ci sama xol trop 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 waaw ndax dama xamul ndax nit ñi ndax ñàkk xam la wala dëgër bopp la wala lan la ndax kalandoo yi nekk fii di Kër Massar fii soo xoolee bu baax fii yëpp ay kalandoo la mais kalandoo yi nekk fii muy chauffeur yi muy coxeur yi ñoom ñëpp dañuy groupe distance bi amul seen diggante ñoom dafa mel ne dara xewul ci àdduna bi xamuñu fu nit di jógee ñuy yeb di si sarse duñu sol masque duñu sol gant fii tey jii ñaan moo ko yàlla de mais bis bu fi duggee xamal ne bomb bi tàkk na man noonu laa ko gisee bon autorité bi nag dama leen di ñaan ñu ñëw xool lii nekk Kër Massar ñu lijjanti ko ci teel balaa bëy di wooy mbuus waaw man daal loolu mooy li nga xamante ne sincèrement métti na ma trop ci Kër Massar xam nga mais lu des nag ci fa couvre-feu bi même couvre-feu bi encore soo xoolee 20 heures day fekk ñëpp egg nañu seen kër kenn du am temps pour génn mais bëccëg bi mooy danger bi nañu xool bu baax li ñuy def xam nga man daal maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal jàmm yàlla def jàmm ci Sénégal bon musal ñu ci feebar bi génne ko ci àdduna bi yëpp. gis nga il est 18h30 19h moins tax gis naa ni carrément gars yaa ngi xëccoo di ngiroo ne jaaykat la dama koy laaj nan lay dundee couvre-feu bi ak liggéeyam sëñ bi na nga def. waaw maa ngi sant yàlla bu baax maaleykum salaam. waaw ma instant yi moom 18h jot na bu 18h jotee nag ni fii moom dana xaw a bari ay nit xam naa loolu moo waral gars yi naan dafa am rassemblement ak yooyu noonu parce que maa ngi dégg ci rajo yeeg yooyu noonu ñu naan Kër Massar rassemblement bi dafa ëpp doole ak yooyu noonu mais lu ci ëpp maanaam clients yi nga xamante ni dañuy xaar fii ay oto ak yooyu noonu loolu la quoi ak léeg-léeg police yi xam nga ñoom bu ñëwee comme dañ lay dàq jalandoo la benn côté rek xam nga loolu day indi rassemblement tamit parce que man sama xalaat daal pour ñoom policiers yi bu ñu ñëwee dañoo war a xaajale jaaykat yi pour ñu séparer wu pour rassemblement bañ am mais ñoom bu ñu ñëwee dañu bëgg ñoom ñëpp taxawee benn côté jóge fii loolu moom mooy waral rassemblement yeeg affaire yu demee noonu waaw loolu daal moom sama xalaat 20 heures dina la fekk seen kër. waaw 20 heures moom dina ma fekk suñu kër instant yi moom jaaykat yi moom ñu ci bari ñëpp moom wax dëgg yàlla maanaam respecté nañ heure bi nga xamante ne nii moom la gars yi joxe parce que 19 heures man 19 heures pile fu mu jotee fekk na ma sama yoonu gaal la may ñibbi te damaa soriwul sax moo tax fii rek laay ñibbi moo tax diggante bi daanaka dama koy dox soriwul. yàlla na yàlla jëlee fii coronavirus. amiin ndax corona andil nañu coono ñu ngi nii ay jaaykat lañ couvre-feu bi xaw ma naka la tudd. démb damaa daanu ci Njaga Njaay bi billaay waa naa ko si yàlla Njaga Njaay bi daa taxaw apprenti bi nee na nii loxo nañu ñëw ba dugg chauffeur bi nee na du taxaw ñemewul alkaati yi daal di daw bi mu dawee fekk jàpp naa ci porte bi may bëgg a yéeg xale bu góor bi ne maire mu ngi daanu daal di may téye nii. waaw mu daanu moom xale bu góor bi ma daanu ci kawam te maa ngi nii yore atrose diabétique la ma yore atrose ndigg bi démb ba léegi mu ngi métti forote naa ko waaye ba léegi mu ngi métti man nag maa ngi ñaan yàlla na fi yàlla jëlee corona ñu am jàmm yàlla na fi yàlla jëlee coronavirus man kay loolu rek laay ñaan yàlla Allah subhanahu wa taala an jogi yurmede jogi ñaw jogi cellal yo Allah addu cellal yàlla addu jal saray jamaan yàlla addu jam saray jamaan amiin. waaw jërëjëf du ñu ngi lay jaajëfal bu baax si élément boobu laaj si yow laay tàmbalee seetaan nañu élément bi ban commentaire ngeen def si élément bi. waaw man dama si am première jàngat bi mooy déjà nit ñi léegi xam nañ ne 20 heures égale 20 heures. parce que ñi ñu jot a waxal yëpp koo si wax danaan la heure bi mi nga waaj a jot maa ngi si yoon bi pour dem ñibbi donc je me dis que premier jour bi donte force de l'ordre yi xawoon nañ déraper tuuti mais am na ci solo parce que message bi jàll na. mais ndax d'accord nga si dóor bi kon parce que gis nañ ko ni premier jour yi dañ doon jàpp di dóor gars yi bu baax a baax. waaw posé nga ma nag question bu naqaree tontu mais waaw man je pense que aussi bon bañu ma dóori trop mais bëgguma aussi ku ci ëppal. parce que aussi yoon parfois tamit pour nga doxal ko il faut nga wane ne vraiment que ne yow yaa yor yoon. et que quoi qu'on puisse dire c'est que premier jour bi jàll na quoi. metti woon na mais jàngat bi comme li ma la wax léegi rek mooy actuellement ñëpp gis nañ ne. way sax la ko Sénégal yi def 20 heures égale 20 heures 20 heures damay dem tëddi. donc mu ngi 20 heures égale 20 heures donc gars yi gis nañ ko ne respecté dañ ko bu baax oustaz ma ñëw si yow rek ba tey si couvre-feu bi gis nañ ko ne ñu ngi si jamonoy couvre-feu 20 heures fu mu jotee presque gars yëpp ñu ngi seen biir kër yi ma am lu ma si seetlu woon ci yenn jàkk yu bari jamono ji
da ngay gis que ni bu ñu jullee 19h timis maanaam 19h30 daanaka pour 20h fekk leen seen kër bu ñu jullee timis ba pare rek da ngay gis que ni 15 minutes après 19h45 dañuy julli nga xamante ne moom mooy gée maanaam dañuy julli timis ba pare teg si li nga xamante ne moom moo di gée juste pour que ñu mën a ñibbi laatay 20h kenn ku nekk delluwaat sa kër. ma lay laaj ci loolu ndax l'islam nangu na ko ban taxawaay la si l'islam wax maanaam julli timis ba pare teg si julli gee parce que on est obligé dañu nekk si jamonoy couvre-feu bu ko defee nit ñi mën a dellu seen kër yi laatay 20h ban taxawaay la si l'islam. waaw laaj nga laaj bu am solo lool effectivement bari na ñoo xamante ni ñu ngi koy def effectivement charia may na su fekkee ni maanaam boole ñaari julli mën na nekk ngant taxaw ngant nag bu ñu ko waxee mën nañ ko yaatal ci yu baree bari mais nag ñaar rek nag la ñu mën a boole ci julli yi ñaar rek muy ban ak ban. tisbaar ak tàkkusaan tisbaar ak tàkkusaan. timis ak géewe d'accord ndax ñaar yooyu amaana dañoo taqaloo contrairement ak boo jëlee fajar ak tisbaar waaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci sunna ñëw na ñu julli timis ba noppi muy taw wala mu xiin ñu ragal ni bu ñu demee kër ya du ñu am possibilité ñëwaat ñu julli def naafila tuuti nodd deuxième nodd bi ñu nodd geewe nag kenn du ko nodd ci kaw dañ koy nodd suñu biir ñu ko noddee rek daal di taxawal julli ndax ngànt googu am na kon ñooñu amaana teg nañu ko foofu ndax couvre-feu bi doon na ngànt boo xamante ni maye na loolu effectivement d'accord ndax amaana gouvernement bu jëlee benn ndogalam kooku ajowul sax ci loolu mën nga ko gën a yaatal la ñu empêché lu ci bari ba ñu tere ñoo julli ji ca jàkk ja man nag xam naa ñooñu nag xaw ma nu ñu def ak rassemblement bi ñuy tere waaye bu fekkee ni ci li nga ma laaj moom boole julli mën na nekk ci timis ak géewe bu la wóoree ni la boo jullee timis ba noppi ba dem sa kër dootoo amati possibilité pour ñëw ndax am na ngant buy dox ci sa diggante ak nga ñëwaat julli géewe d'accord bu boobaa nag aussi benn sew-sew yi mooy da ngay xaw a retardal timis gi tuuti d'accord nga xam nga timis bu jant bi duggee daanaka timis jot waaw waxuma bu lëndëmee de bu jant bi duggee rek timis jot na dañ ni la boo demee ba nga gis ni jant bi fi mu dugg commencé na xonk ba nga xam ne léegi tàngoor wi dem na xonk yooyu timis jot na d'accord bu demee nag boo xonk yooyu disparaître complètement doon télé ba léegi yaa ngi gis asamaan si géewe jot na d'accord waaw maxibul xafasha noonu la ñu ko maxibu shafaqa boog maxibu shafaqa noonu la ñu ko waxee kon bu boobaa damay xaw a bàyyi tuuti timis bi bu ñëwee ba nga xam ne bu ma jullee la fait que may naafila di def loolu rek xonk yooyu dana disparaître complètement su ko defee boobu dina mën a nekk insha allah. macha allah ñu ngi lay jaajëfal bu baax ci leeral yi oustaz ma jàll si Kiné la charmante Kiné ba lay laaj rek yow ci couvre-feu bi di mu amee nii ban changement nga gis que ni apporté na ko si sénégalais ndax jàpp ngeen am na benn changement bu ngeen apporté. bien sûr am na benn changement bu bari parce que nit ñi ñu ngi doon dox n'importe quelle heure sans pour autant ñu wax leen ay 20h ngeen di ñibbi ngeen di bañ a génn ci mbedd yi. parce que comme sama genre yi nga xamante ne jaay ko te fataaya laa damay jaay sax xam nga ne ba 21h di yóbbu gis nga di dem di yóbbu ay commande ak yooyu noonu mais depuis loolu bu ñu ne couvre-feu bi man sax la gën a jàpp parce que jaayituma fataaya maa ngi toog comprendre nga gis nga maa ngi gis nit ñi ñu koy respecté bu baax a baax parce que bu timis jotee nit ñee ngi daw ku nekk di jënd li nga lekk parce que tamit c'est ça la vie quoi dafa nekk loo xamante ne mënuñu koo bàyyi mu pénétrer ci dëkk bi te loolu moo ñu mën a aar moo ko mën a wàññi sax maanaam loolu laay wax moo ko mën a wàññi mooy ñëpp ku nekk toog ci sa biir kër laa de 20h kenn dootul génn te ku génn tamit day am nañu lay def loolu nit ñi xam nañ ko sénégalais nag ragal goo xam ne comme man mii léegi 19h laay tëdd ak suñu waa kër yëpp 19h la ñuy tëdd 20h mbedd bi dootuñu gisaat alors loolu kon gis nga ne couvre-feu bi am na benn apport positif bu mu am par rapport ak li nga xamante ne moo di feebar coronavirus si bu baax effectivement jërëjëf laay ma daal di tourné si yow léegi laay
boo demee tey jii ba dégg que ni Sénégal enregistré na son premier cas de décès ci coronavirus bi ban effet la lay def. waaw d'abord damay jaale kër gi nga xam ne ñoom ñoo ñàkk loolu jaale aussi monde sport yëpp parce que Pape Diouf ku nekk xam na ko ci taxawaayam ci football. donc ci Marseille donte ci Marseille sax lañ ko gën a ràññee mais je me rappelle bien ay plateau yu bëri yu mu doon def ci benn télé bu mu dul tudd à chaque fois da doon taxawu joueurs africains yi donc amoon na sensu patriotisme bi nekkoon ci moom donc ma koy jaale monde football yëpp alors naqar laa si am trop parce que ak nu mën di xew aussi doomu Sénégal la et parcourir guma information bi carrément mais il paraît Dakar la amee donc vraiment bëgguñu woon sax feebar bi dugg fii mais ba mu fi yegsee aussi ñun ñëpp doon nañ ñaan mu génnaat fii te du si jël bakkan donc wax dëgg yàlla ñu koy jaalewaat encore une fois rek di ko ñaanal fi mu jëm aussi mu gënal ko fii nii mu jóge te di ñaan aussi mu yem ci moom. mu yem fii incha allah. Oustaz ba tey même question bi. waaw xam nga sénégalais ñaanuñu ko woon yàlla mais sénégalais xaw ma dafa tëxët wala dafa dëgër bopp. xaw ma dëgër bopp wala xaw ma dafa waye di xaw ma lan xam nga am na boo xoolee am na benn TikTok bu ciy daw ñuy gars yi sénégalais yi fekk demuñu ba dégg son boobu di dawal alxuraan ñu naan diw dëkk ci diw faatu na te corona bee ko rey du ñu mën a gëm ni xam ngeen li ma leen wax du ñu mën a gëm ni effectivement am na te moo ne am na si ñu bari ay foo lañ ko def dañu def ay vidéo TikTok bi ci foowantu ni alors que mais parfois nga dégg sénégalais wax li muy wax da ngay rus da nga naan est-ce que kii concitoyens yi mu dëkkal jox na leen seen àq toog naa di suivre benn plateau nit woote bi mu wootee carrément dani lii mën gëw ma président bi gëw ma docteur yi gëw ma kenn man sama sëriñ lay déglu su ma nee am na ma gëm ni am na su ma nee amul du ma jàpp ne amul kon da ngay gis ni Sénégal yi te loolu boo xoolee ci wàllu diine loolu mu kooku mu mënta nekk diine ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dani julli dëgg mooy ki nga xam ni jullit ñi mucc nañu ci làmmiñam ak ci loxoom gis nga lu garaaw laa lay wax mucc nañu ci làmmiñam ak ci loxoom ci làmmiñam ba du leen wax lu ñaaw du leen lor du leen saaka du leen wax lu leen stress du leen wax lu leen tax a xaru gars yi daal mucc nañu ci làmmiñam ka duñ ci dégg lu ñaaw mais mucc nañu ci loxoom ba maanaam du leen def dara leen di lor maanaam waaw bu ma la nee mucc nañu ci loxoom nga ñëwaat ni tere nañu exemple wàllu joxante loxo beeg yooyu xamaa na kooku danañ ci ñëw ci beneen temps waaye décès bi moom confirmation rek la te yëf yi nekkul c'est-à-dire que docteur yi yàgg nañoo alerté wax naa ko nee naa man dama ko yàgg suivre parce que damay yor fu nit ñi di dajale dama yor daara dama yor école nit ñi dañuy dajale moo tax depuis bi information bi jógee Chine ñëw Europe man ci laa tàmbalee suivre cas boobu ba ni mu mara détaillé ni mu ñëwee Sénégal ok léegi ñuy dem ma dégg professeur Seydi bi nga xam ne moo nekk hôpital Fann mu ni Sénégal nañu moytu boobu ñu ngi ci ay 10 cas waaw soreegu ñun mu ni bu ñu yeggee ci 100 cas mooy moo maanaam saye te tey passé nañ 100 cas passé nañ 100 mu ni lu tax mu ni parce que Sénégal c'est-à-dire que lal yi nga xam ni nit ki bu nekkee cas critique c'est-à-dire que pour ñu nekk en réanimation ñu maanaam ñu pour ñu comme kii 2 cas critiques yi li fi nekk Sénégalais matul 200 lits waaw matul 200 lits kon kooku mu ngi alerté ni am na fu ñuy toll yëf yi danañu ëpp loxo te foofu la ñu toll instant bi effectivement parce que li tax toll nañ fa mooy bu ñu demee ba ni c'est-à-dire que feebar bi léegi dugg na ci biir société bi xamatuñu ku ko am nañu ko am te xamuñu ko mooy ñi nga xam ni mooy les cas communautaires yi ñuy wax kon c'est-à-dire que affaire bi sa garaaw dëgg la léegi nag confirmation am na ki faatu ku ñu xam la sénégalais la comme ñun dëkkoon ak ñun ñëpp ñu miin ko fa mu daan nekk it aussi ci bitim réew ñëpp xam ko bi loolu amee amaana daw na ñëw ci réewam ñëw ci ay mbokkam suñu borom loolu la namoon ci moom
ba bi waa ministère de la santé génnee bërki démb. wax ne am nañu 2 démb. safala wax ne am nañu 2 cas yooyu. tey ñëw confirmer ko malheureusement ci guddi gi. maanaam léegi ñu tàggee ko. kon effectivement man moom ñaanuma ko yàlla. waaye ñun ni ñuy dundee bu ñu ko changé wul. gëm naa ni yëf yi dana métti. nga defee ni problème bi foofu oustaz fan la ndax boobu du ma la déggee sensibilisation amoon na gars yi ñu ngi doon wax mais nga defee ni kon foofu ndax jotul sénégalais ñoom tamit ñu changer un peu seen comportement ak seen mentalité parce que ñoom ñoo nanguloon gëm affaire bi jusqu'à présent jëfee ko jël ko yëfi caaxaan jëlee ko loo xamante ni nekkul au sérieux tey ji bu ñu demee ba décès bi am je pense bien que ni comme li nga wax nii gars yi war nañ ci gën a mën a yeewaat bu baax a baax. xam nga d'une part c'est-à-dire que dictateur d'une part dafa baax ci réew. réew mënoo loo yëkkati ñu ne maslaha droit de l'homme patati patata jàppal ba mënta nekk. loolu réglé wul dara. non gis nga couvre-feu bi. d'accord Macky Sall mënoon na cee jaare régler yar sénégalais yu bari ba ñu maanaam jàngal leen civisme. ñu bari pas ñëpp nag mais ñu bari jaare fi jàngal leen civisme ci maanaam ci couvre-feu bi. jaarale ko ci état d'urgence bi parce que jamono yi mu ngi doon wax wàllu set nangam sangam jàppal bàyyi mais lii amaana loolu nag mu ngi ci parce que boo xoolee tey je crois que commission parlementaire bi ñu ngi doon gëstu ci wàllu loi bi nga xam ne dina ko may ngir mu gën a yokk ay pouvoir am ay sañ-sañam ci biir état d'urgence parce que état d'urgence mi ngi ko wax ci 3 mois moom la ngir loolu kon Sénégalais yii am na ñoo xamante ni soo waxee ñu dégg donte nag nit moo jafee sàmm téeméeri nag benn yat mën na leen a sàmm waaye téeméeri nit ku nekk ak yat ba koy sàmm mais daf ci am ñoo xamante ni il faut que boo waxee ñu dégg am ñoo xam il faut que nga yëkkati le ton ñu mën a dégg mais il faut ñoom il faut que nga xaw leen a bàccal waaw si waaw il faut nga bàccal leen tuuti ñu xam 20 heures égale 20 heures 20 heures égale tëddi waaw kay ñu doon ko xam effectivement mu ngoog oustaz waaw c'est-à-dire que parce que léeg-léeg nga xam maanaam nga xool c'est-à-dire que xam nga dëgg la cancer a gën a garaaw dëgg la yeneen yi gën a garaaw Ebola gën a maanaam sibur bi dëgg la feebar bi am na yu ko gën a garaaw mais ni muy wàllantee moo gaaw ni muy wàllantee gaaw bi muy gaaw nag ñun ñëpp bu ñu gaawee mara détail yi ñi muy wàll bu ñu baree ñëpp dañuy dem dugg ci fan centre de santé ak hôpitaux yeeg yooyu mënuñu leen accueillir Sénégal amul benn épidémie te chaque jour nga dégg maladie di kaas ñii ñu abandonné ñii di dee en urgence du jeex rawatina kon lii bu fi duggee benn nit parce que dañuy faral di wax ni Sénégal 10 000 personnes ñu nekk benn médecin moo leen suivre 10 000 personnes fukki junni nit benn médecin lii ñëw ñu lay wax chaque jour mu jóge Chine maanaam nag day ñëwaat nag ci li Sëñ Tuubaa doon wax ni ay foo ko dégg ñaanal yàlla mu fay nañ naan ay du yam ci boppu borom wattaqu fitnatan la tusibanna alladina zalamu minkum xaassa Alaaji Maalik da daan wax ni olof lu mu lépp jàppal lu mu jëf nag bàyyil na en général ñoom seen jëf mooy loolu waaye lu mu lépp jàppal olof bu ne ay du yem ci boppi borom aaya alquran la teg mootaa moo ba mu jeex tàkk olofal ko olof mu olofal ay du yem ci boppi borom Chine la ñu ko dégg am ñu naa Chine waaye lu ñu leen fi wax noonu ñooñu dañuy lekk ay janax ak commencé sa saare vidéo yi ñooñu dañuy lekk ay mbott ak lu ne ñu koy wax ñu dem ba mu yàgg ñu ne jóge na foofu mu ngi Europe ñu ne ñu jàpp ni loolu la rek ñu dem ba mu yàgg ñu jógee foofu dégg ni mu ngi Égypte la njëkk dugg ci c'est-à-dire que pays maghrébins yi jaar fa dugg Afrique noire voilà léegi yegg seen suñ léegi mu ngi nii suñu buntu kër yi dañu menacé ba bu ñu génnee ñu am problème waaye ngir yàlla loolu bu amee nga ciy teg sa bët mu wóor la ni la léegi aajowul yow kese bu fekkoon ni beneen feebar la kooku yow la concerné bu la dalee ci yow lay yem nit si buru na jabaram di ko toppatoo di ko yëkkati di ko tëra te wàllu ko waaye lii nag moom mën na laa dal faagaagal sa famille ci lu gaaw ci maanaam ci ay heure wala ci 24 heures mën na jóge ci une personne ba ci yegg ci 1000 personnes kon boog sénégalais yi ñoo war a yeewu xam ne lii du ay léebaki léppoon lu am la léegi nag xanaa gëm ngeen ko am na ko ci dee mooma ko ci faatu de Sénégal coronavirus bi am na ku mu rey kon boog jàppale ni coronavirus bi existe sénégalais yow day si bu baax gannaaw ba dem nañ ba xam que ni am na kum si faat maara day taani xam nañ que ni lay coronavirus bi lu am la
ki ne damay ñëw si yow ndax jàpp nga ni Sénégal am na li ñuy wax confinement jamono ji. si am na confinement. d'accord confinement nag des fois duñu xam réellement moom bi lan la. lan mooy confinement. voilà mais nit ñi ñëw nañ dima ko laaj. mais dama leen waxoon bi ma toogee ci saytu bii nii peut-être dañ ko gën a éclaircir. bu dul man tamit dina doon keneen ak keneen. dëgg la confinement bi ne restez chez vous la ñu wax. restez chez vous. waaw da ngay toog sa kër. c'est pas nag c'est pas confinement général comme ànd rek boo fa nekkee bu ñu généraliser kenn génn. dëgg la mais fii nag voilà fii nag dañu lay bàyyi du 6 heures du matin jusqu'à 20 heures. ngay circuler di def lu la neex mais de la 20 heures da nga dem tëddi ji. d'accord voilà. laay jëm ndax d'accord nga ci ki ne wax ni confinement am na. waaw pour man ak fi ñu toll actuellement du définition mot bi moom mooy ëpp solo en fait. mais ci contextualisation bi. ce qui est sûr ñëpp xam ko. mooy que dañuy tere képp ku déambuler te amoo kayit bu la koy autorisé entre 20h ak 6h du matin. pour le moment. et que loolu je pense que couvre-feu la tudd. donc voilà man pour bañ ci sori rek. loolu daal mooy li nga xam ne moom moo fi nekkagum am na nag ñu naan dañuy jëm ci confinement total. yeggagun ci peut-être aussi boo ma laajee lu ma ci xam aussi. dinaa la wax la moo ci sama gis-gis. d'accord boo gisee ma andi question bi un peu ci confinement bi parce que dafa am benn polémique bu ci am ci sénégalais pour mu leer ci seen bopp parce que ñi ngi naan confinement amul. je veux dire pas dans le vrai sens du terme comme confinement total bi nga xam te ñu ngi koy xuntoo naan d'ici 4 jours peut-être mën na am ci confinement total lañ jëm mais loolu amagul couvre-feu moom moo am donc pour man jot na ci xelu sénégalais mu nekk ci seen bopp lan mooy couvre-feu comme ni ngeen ko waxee couvre-feu mooy moment bi nga xamante ni il est interdit de circuler c'est-à-dire de 20h à 6h du matin je pense que loolu leer na ci boppu nit ñi xam naa ndax policiers yi rek tax na mu leer ci boppu nit ñi parce que seen i livre la ñu yor jamono jooju di leen kii mais bu ñu nee confinement peut-être c'est-à-dire duñu leen nga enfermé wu ci sa kër totalement mais c'est-à-dire nga réduire li nga xamante ne moom mooy say déplacement say distance parce que tamit am na ñoo xamante ni ils sont confinés chez eux mais teewul bu ñu waree génn dox seen yenn soxla yi dinañ ko dem doxi ak yooyu noonu donc li nga xamante ni moom la ñu nekk di xalaat ndax di ko laam-laamee dina am ou pas mooy li ñuy wax confinement total ba mu leer que ni là moom on est conscient que ni lii confinement la te gars yi ñu ngi siy nekk di discuter un peu ndax dinañ ci àgg ou pas bu fekkente ne am nga si loo ñu si mën a expliquer un peu par rapport ak loolu lan mooy si ban jàngat nga si am. dama si bëggoon a yokk rek bu fekkee mën nañu dimbali. pour que ñu gën a comprendre ci ban situation lañ nekk actuellement. boo gisee monsieur le président de la république son excellence Macky Sall. jour bi muy def conférence de presse bi pour décréter couvre-feu bi. dafa njëkk a wax ni il décrète plutôt l'état d'urgence. ba pare état d'urgence comme ni ko Oustaz waxee sànq. mooy loo xam ne day durer lu mu dee 3 mois. maintenant nag état d'urgence la situation oblige. parce que état d'urgence mooy mesure bu gouvernement di jël. bu yenn taxawaay yi amee ci biir réew mi et que loolu noonu su amee nit ki pour tënk wax ji rek dañuy jël ci say droit yow delloo ko gouvernement bi maanaam am na lu bari loo xam ne ay sañ-sañ la woon ci yow balaa ñuy décréter état d'urgence bu ñu décréter état d'urgence gouvernement dafa am sañ-sañu nangu ko ci yow mooy lu mel ni circuler xam nga bu dara xewul kenn amul sañ-sañu ne Sénégalais 20h da ngay dem tëddi loolu noonu droit la absolu ñëpp reconnaître nañ ko mais état d'urgence bi tey moom mooy gouvernement bi pouvoir mu wax les forces de l'ordre ñu respecter loo nit ñi loolu noonu maintenant biir état d'urgence bi li ñu ci jëlagum comme mesure mooy couvre-feu bi pour bañ a répété wu mooy 20h 6h du matin bi maintenant am na nag ñu naan dañuy jëm ci confinement total loolu beneen mbir la parce que bu ñu yeggee ci confinement total dañuy tëju ñun ñëpp et que peut-être ay certaines heures la ñuy am ci biir journée bi wala ci guddi gi moo xam ni ko gouvernement bi di bëggee pour que ñuy génn di def suñu bëgg-bëgg yi nga xam ne mënta ñàkk mooy jënd lekk jënd naan ak yu demee noonu voilà. d'accord je pense que leer na maintenant si bopp sénégalais li jëm ci maanaam confinement total boobu je pense que l'État il est mieux placé pour wax si donc ñu ngi ñuy xaaran di déglu rek yàlla moo xam incha allah peut-être d'ici peu de temps dina ci xam dara Oustaz ma ñëw si yow aussi. naka nga gisee décret bi nga xamante ni gouvernement état bi jël na ko si tëj li nga xamante ni récemment moo di jàkka yi ak li nga xamante ni moo di jumaa yi pour éviter li nga xamante ni moom mooy la prière du vendredi naka nga gisee taxawaay boobu nga xamante ni état jël na ko ci loolu ak
moment bi nga xamante ni peut-être décrété nañ ko ba gis nañ que ni jumaa yu bëri ak jàkka yu bëri tëj na juleetuñu le vendredi foofu noonu taxawaay l'islam ci loolu lan la par rapport ak ça. waaw. ndax moment boobu noonu nit ki nga xamante ni il est obligé de rester chez lui. ndax boobaa toog julee këram dafay daal di war si moom. pour se plier à l'obligation de l'État. waaw déjà faaw ñu xam jullit jàkka mooy lan. jullit mbooloo mooy lan. d'accord. ban taxawaay la am ci l'islam. ban doole la am ci l'islam. est-ce que am nañu droit arrêté ko. waaw wala déet. yenn circonstance bu dee waaw yenn circonstance la ñu ko mën a arrêté déjà jullit mbooloo kooku Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na dafa am ku ñëw imaamu Malik. imaamu Malik ñeenti école yi gën a mag ci l'islam moom moo jiite benn bi. moom ngeen dégg ñuy wax ngiiru Malik. ngiiru Malik bi ngeen dégg. ñun fii Sénégal Afrique de l'Ouest jàpp Égypte Misra ñu demee noonu ñu ci bari. ñoom moom la ñuy utiliser mooy ngiiru imam Malik boobu. d'accord. aywa ci biir ngiiru imam Malik nag. comme ni ma ko waxee ñun fii ñu ci bari. moom la ñuy jàpp imam Malik dafa wax ni man dama jàppoon ni. ku julliwul ca jàkka ja amoo julli. d'accord moom position loolu la. position boobu la. mu ni jàpp naa xadis boobu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ku julliwul ca jàkka ja amoo julli nee na jàpp naa xadis boobu jàpp ko pendant 20 ans loolu laa jàpp. ba sama bët tegu ci beneen xadis bu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax ni. jullik mbooloo ëppee na jullik kenn 25 daraja ci laa gëm ne kon jullik kenn am na baax na. waaye nekkete amul doole. jullit bi moom bu amul benn ngànt farata la mu dem julli ca jàkka ji. d'accord. am na ñoo xamante ne dinañ nekk ci koñ bi pendant 1 an seen tànk du dugg ci jàkka ji. te exemple Momar ba mu la woon ni yow sama waay nga. te chaque jour moroom mu sa buntu kër. te saa yu ma jaaxlee ci yow laay ñëw te du ma dugg benn yoon sa kër seet la. kooku mënta neex ci xol doon tele mënuma jël doomu aadama ak yàlla. waaye nit ki buñ la nee juróomi julli. yëpp da ngóor nga ko julli ca yàkk ja loo ñàkk jot nag ku ñàkk jot ku am ngànt islam nag bu waxee nangam ñi am ngànt génn nañ ci. ñi am ngànt ñoom kooku waxuñoo ak ñoom. d'accord. yàlla dafa ni aqimu salaata taxawal leen julli. kon nga dégg ci wàllu grammaire loolu kon yàlla dafa ko ni def leen ko en groupe. aywa def leen ko en groupe ku am ngànt nag. kooku d'accord génn nga ci groupe bi. d'accord. mais fii ak ngant amul moom. fii ak ngant amul góor dema leen ngeen am barab bu ngeen dajale bu julli jotee ngeen di dajale foofu. d'accord moo gën ci yéen socialement moo gën ci yéen ci seen wàllu diin. léegi ñu dem ba ñu ni léegi problème am na ci mënatuñoo julli ca jàkk ja. pourquoi mënatuñu julli ca jàkk ja mooy am na benn feebar bu am feebar boobu bu amee gaaw a wàllante bi comme ni ñu ko xamee. mooy tuñ nga julli sa jàkk ja te loolu moom laa doon wax sànq taw ak feebar ak corona kon moo gën a garaaw. feebar bi defe naa moo corona moo gën a garaaw. ok Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni la bu la wóoree ni la boo jullee timis ba noppi balaa geewee taw dina am taw buy boo mënee julli geewee nga julli geewee sinon boo demee sa kër nga julli foofu pourquoi néewu la non taw moom garaawul xuusal nga jëm ci jàkk ji. benn ñaareel ba mooy Ablaye mii su ma ko yorelee bor ma leb ko ñu dëkk ci koñ bi mënuma koo fay te bu ñu gisantee mën na ma poñe wala mën na am ñëgg-ñëgg sharia nee na la ngir teggi la gàcce googu bul dem ci jàkk ja. corona ak fay bor ban moo gën a garaaw. corona kay bàyyi nga lekk laaj sa gémmiñ am xet. sëcc Yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na bul dem ci jàkk ja di déranger nit ñi. waaw kay lekk laaj ak corona ban moo gën a garaaw. waaw kay kon réew maanaam moyen yëpp daje na ci wàllu l'islam que pour que ñu ni bu leen dajalooti ndax loolu du pour xeex diine du pour xeex dara. kooku léegi nag foofu loolu lay tax léegi nag bu boobaa nag ngant day am. ngant bu xasee ba am yàlla dina la araam lekk médd dafa araam. médd mooy lu ñu rendiwul lu dul. waaw lu dul jën. xam nga jën mën nañ koo bañ a rendi
maanaam nit kuy dox ba mu yàgg rek gis benn nag bu dee xam nga nu mu dee dañ laa tere nga lekk waaw ki nga xam ni dafa ñàkk lu mu lekk ba xiif nar ko rey charia nee na ko jëlee ci yàpp yi nga muusal nga lekk waaye nag déglul de booy lekk ci yàpp woon bu ci lekk ba regg ba suur comme luy lekk lu dagan lekkal lu limité wu loo xam ne dina la permettre nga dund distance boobu kon charia daganal na ànd na ci jàkk yi nga xam ne tëj nañu leen ndax ngànt d'accord li ko garaawal mooy yàlla nee na bu leen lorante seen biir d'accord Ablaye man waruma la lor yonent bi sallallahu alayhi wasallam keroog aj gu mujj ba mu koy def ba mu taxaw ci arafa dani maa ngi leen di wax ni seen alal yi araamante na seen biir seen deret yi araamante na seen biir jullit bu nekk deram ak deretam ak alalam araam na la waaw man ma génn ñëw xaw ma ndax feebar bi am na wala amul ma dugg si ci jàkka ji bi ma ñëwee ma am benn objet bu ma laal dem julli wala ma sujjóot fi ma laal noonu yow nga ñëw ba ngay julli ci tisbaar wala nga laal foofu génn dem nuyu sa waa kër man ma contaminé ñeneen na kenn ku ne toog seen kër loolu yàggul bu doon durer un an attention nit ñaa ngi ciy coow ak aussi tamit oustaz dooguma la si loolu mais nga defee ni itam julli ak nu mu gàtt je pense bien que ni 3 ba 5 minutes lay durer loolu tamit est-ce que mënuñu ko woon muñ tam par exemple juste une question rek waaw ndax mënuñu ko woon jàpp ni peut-être comme lu yàggul la pour man rassemblement boobu noonu war na mën a nekk pour man du lu garaaw quoi ci sama xalaatu gàtt rek waaw xam nga sànq da ngeen ko wax ci wàllu confinement xëy na amaana yegguñ ci confinement bu ñu ko waxee mooy toog leen seen kër lu dul génn bu am farata bu leen génn ok feebar bi mën na laa dal ci 10 secondes 5 minutes yooyu nga xam mën naa dal ci 10 secondes bu ñu wóoroon ni ñu ku mu dal dootoo mën a dox su boobaa dañuy julli ji ca jàkk ja xam ni kon ku mu dal doo mën a ñëw ci ji gaa xanaa dooraam di ñëw waaye nit mën na koo dal pendant 6 jàpp 14 jours du xam ni feebar bi dal na ko kon mën nay ñëw ci jàkka ji la nga 5 minutes yoo nga doon xeeb mën na fi ñëw tisbaar takkusaan timis gee fajar teg la ko pendant 3 jours 3 jours yi amul benn place bu ñu ko wutal tey mën naa ñëw fii suba mu ñëw fii suba mu ñëw fii lënt la masala mu lënt la l'islam ni toog leen dinaa la jox beneen exemple bu ñu waneen loolu am na yonent bi sallallahu alayhi wasallam dani inna al xalaala bayyinun wa inna al xaraama bayyinun wa baynahuma umurun mutashabiha fa man waqaa fi shubuhaati faqad waqaa fi l xaraam yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na lu araam leer na nañ lu dagan leer na nañ am na seen diggante nag yu lënt yu fa nekk yu lënt yooyu bàyyi ko fa ku tàbbi ci yu lënt yooyu tàbbi nga ci lu araam parce que dem nga ba yow xamatoo ndax lii nga def dagan na wala araam kon mën ngaa dem ba def lu dagan ok xamatuñu kay mooy julli ci jàkka ji am na ko wala amu ko toogoo gën toog moo gën daal toogoo gën d'accord waaw ndax 5 minutes yooyu ngay xeeb fexe ba am wéru mën a jaamu yàlla 20 ans wala 30 ans yi la dese ci sa kanam moo gën ngay jaay gëm yàlla te yàlla nee na laa yukallifu llaahu nafsan illaa wusaaha yàlla nee na maa leen bind maa leen moom waaye teguma ci benn bakkan lu ma leen teg rek da ngeen ko mën moo tax ma teg leen ko waaye lu ngeen mënul du ma leen ko teg léeg-léeg nag di ngeen ni mënoo leen ko fekk seen bakkan ngeen topp wala jéemoo leen exemple nit ki bu la nee man ma jug fajar ni ma téye mënu maa julli ji fajar yàlla nee na déedéet da ngaa topp sa bakkan rek d'accord waaye boo mënul woon a julli ji fajar du ma la sant nga julli ji fajar kon su ma ñëwaatee ci sa question bi islam d'accord na si loolu daal ci que ñu tëj jàkka yi la preuve mooy boo demee Iran jamono jii seen néew yi faatu tey nekk jullit sangatuñ leen te sunna la néew bu faatoo nga sang ko jullee ko ndax lan ragal nañu contamination kon ñooñu kon yëg nga ni affaire yi mu ngi gën a garaaw ci charia lu mu la doon may lu mu la dagganalu nga dem ba gis ni lii loraange mën na ca am bu boobaa islam mën na la ko teggal ndax islam dafa fonk bakkanu doomu aadama te moom lay privilégié aussi te moom lay gën a jiital ndax amaana bu fekkoon ni ku dem ca jàkk ji comme yii ma la wax ni la ngant yi islam daf ko rek def pour bañ sa xetuk
cigarette bi wala sa xetu laaj bi yooyu boo demee nga lor sa moroomu julli ba mu ne la kon toogal sa kër kon rawatina feebar bi nga xam ni moo gën a garaaw yooyu. d'accord léegi oustaz lan ngay wax ci biir loolu ki nga xamante ni moom dafa jàppoon ni xëy na fi feebar bi tolloon bu ñu demee ba première puissance mondiale bay xool ay Chine Europe nga xamante ni ay puissance mondiale lañ dem nañ ba ci wàllu science tële woon nañ ci feebar mënuñu suñu woon dara ci feebar ñenn ñi jàppoon ni xëy na daw vers les lieux de culte lu mel ni si jàkka yi ci église yi dem ñaan yàlla peut-être loolu moo nekkoon la dernière solution. loolu la ñu xalaatoon ni moom la ñu woon def moment boobu tombeek ñu ne nag aaye nañ ko ni rassemblement boobu noonu au niveau des lieux de culte dañuy tëj lépp lu jëm ci wàllu mosquée ak jàkka yi ñoom ñu jàpp ni xëy na foofu rek lañ amee woon yaakaar pour mën a tàllal yàlla seen loxo ñaan ko bu ñu demee ba tëj foofu jamono ji ñu saalit lan nga leen di wax ndax spécifiquement ci bërëb yooyu rek la ñu war a mën a toog ñaan yàlla wala même bu ñu toogoon seen kër ñaan yàlla tam yàlla mën na leen dégg kon fu waaye nekk rek war na fa mën a ñaan yàlla wala bu ñu tëjee jàkkee ñoom tam dañu am problème pour ñaan yàlla. gis nga yàlla dara sabu yàlla la. d'accord. Seydina Omar ibn Khattab dégg ngeen ko. moo nekkoon deuxième xalifa yenent bi bi Ababacar faatoo. Omar moom dañ ko assassiné. Ousmane moo nekkoon troisième xalifa yenent bi dañ ko assassiné. Aliyun dañ ko assassiné kon nga gis ni yàlla kon dara safu ko ñooñu nga xam ni ñu baaxee ni ñu xeexalee l'islam dañ leen a assassiné rey leen tuur seen deret ci lu dul dëgg yàlla dara safu ko. d'accord benn ñaareel ba mooy la ñu doon permettre pour ñu dellu si lieu de culte yooyu dañoo dem ba lieu de culte yooyu ñu waroon a am ak rencontre ak yàlla dañu koo changé dugg ci suñu intérêt bopp ak gisoo leen fii man gis naa ko fii Sénégal waa ju dem ba kaaba gi kaabatul musharrafa amul lu mu def ci kaaba gi lu dul jël tuñam yii teg ko ci kaaba gi xanaa loolu rëy na waaye mu profité fa selfie fa bu ñëwee tasaare ko ci réseaux sociaux yi pour am buzz. am na fi si ok léegi dem Makka nit ñi dematuñu Makka est-ce que alal ji ñuy demee Makka day dagan na est-ce que ñu war a dugg ci jàkka ji bi ñuy dugg ci jàkka ji xëccoo place wala xëccoo bilaal wala noonu maa gën a sañ ci jàkka ji wala maa tabax jàkka ji mu moo leen fa dugal est-ce que yàlla rek leen fa dugal est-ce que demuñu ba jàkka yi jàkka ju ne ñu utal ko sant jàkka yi murid jàkka yi tijaan jàkka yi Ibadu Rahman yàlla bu ñëwoon ci mbedd mi lay fanaan fa ñu waroon a rencontré ak yàlla bu ñëwoon ci mbedd mi lay fanaan non jàkka ji jàkka yi murid la non jàkka ji jàkka yi tijaan la non bii ana te yàlla ne annal masaajida lillaahi yi ñëpp ngeen jàng ko jàkka yi yàlla moo ko moom falaa tad'u ma'a llaahi ahadan kon lieu de culte yooyu ñu amoon yaakaar pour rencontrer ci ak yàlla ba bu ñu jàqee bu ñu dawee man fa fekk yàlla dañoo dem ba ñun mënuñu faa génne yàlla mais jéem nañu faa rax yàlla te yàlla dafa fiir yàlla xajul ci àdduna bi fenn fu dul xolu doomu aadama doomu aadama yépp seen xol yi dugal nañ ci rëy soxor kañaan bëgg alal gaaw a mer gaaw a gis sa bopp ba nga xam ni daanaka yàlla bu ñëwee amatul fu muy dugg sànq wax nga les premières puissances mondiales yëpp fi mu toll nii gis nga yàlla da di yàlla. mooy ñëwoon boppam daal. xam naa damay bañ a téye parole bàyyi ma ñëw waaye yàlla. waaw Momar yàlla la de. mu ngoog yàlla. yàlla. moom kese yàlla war nañu ko ci feebar bi moom amul état yàlla rek a yàlla. mi ngi noonu Ablaye. yàlla parce que dafa mel ni c'est une parenthèse vraiment maa ngi koy seen l'autre jour rek si ay vidéo ñu dem ba Espagne amul confrérie yëpp gars yi ñu ngi obligé maintenant sur une grande place publique ñëpp ñu ngi nekk foofu di sujjóot di ñaan yàlla tàll seen parce que tellement dañu désespéré ndax feew tool kii ne mel da nga am benn contribution boobu bëggoon def par rapport ak li Oustaz doon wax benn question Oustaz lu genre question rek peut-être damay wax moom dinañu gën ci loolu parce que dama gis ni weer bi dara gënu koo sell bu ko ñooñu noonu jàppee du ma tudd seen tur nit ñi dañuy nekk si jàkka ji di ñaan ci yàlla bañ bàyyi ko pour man feebar bi man bu ma doon imam tey jii ñu ne ma toogal sa kër di fa jullee man ne du ma ko def parce que yàlla moo ma tax a jóg feebar bi nit set na civilisé na mu dal ko mu tëdd na ci néeg te xam nga fan la microbe bi du jógee mu ñëw ci yow du set mooy tax doo ko am du nekkul da ngaa xam dara moo tax doo ko am lu war a ñëw la yàlla moo wàccee balaa boobu noonu mais man mënoon naa comprendre sax ñu ne imam bi dina ñëw mais ñu nekk ba 10 personnes ci biir man dama bëgg jàkk ji di noddu ñoom ñu ñaan ci yàlla voilà d'accord mais bu ñu demee ba déggatuñu noddu peut-être si yenn zone yu bari ndax duñu xaw a tiit tamit xaw a ragal oustaz bu ñu demee ba noddu raar
waaw loolu c'est-à-dire que d'une part manque de communication bi am ci biir la. waxuñu nañu te rassemblement la ñu tere. moom la ñuy tere daal maanaam. kon nit ñi ñoo dégg mais am na jàkka yu dégg masala boobu am na jàkka yu nodd ba tey. ñun suñu jàkka jee ba léegi dañuy nodd waxtu yëpp. léegi yow nga defee ni ci biir moment yi nii ba nodd nga xamante ni moom la jàkk yi war a utiliser bu ñu leeree ni war nañu mën a nodd ba tey ci ñi dégg masala bi ni nga waxee kon jàpp nañ ni jàkk yi ba tey donte tëj nañ leen war nañ mën a nodd mais ci biir loolu ban nodd la ñu war a mën a nodd nodd yëpp nodd yëpp maanaam nodd yëpp a baax yëpp baax na waaw waaye xamal nit ñi ni que ni waxtu waaw waxtu yu jot na waaye ci ku nar a jug nodd fajar dara ëpp ko doole ci ku nar a jug nag laa wax waxuma ki nga xam ne bu déggee dana nodd bi daf may déranger ci ku nar a jug nodd fajar ndax foofu amaana nit ki jafe na pour mu yeewu jafe na pour mu dégg nodd waaye amaana nag jamono ji boo noddee ba mu dégg ko arrangé nga ko d'accord parce que boo gisee ma laaj la loolu dafa am yenn dëkk yu mel ni Koweït par exemple jamono bi crise bi amee au niveau mondial ñoom dañu demoon ba dañu changé woon seen nodd au lieu que ñuy nodd di convier les gens vers la mosquée dañuy nodd di wax à ce que ku nekk fa nga nekk mën nga faa jullee donc pour dëggal un peu li nga doon wax sànq rek par rapport ak li ñu tëj jàkka yi parce que situation oblige mu naka permettre nit ki à ce que mu toog këram jullee foofu mais loolu mu ngi am da ngay dégg Bilaal bi bu noddee ba noppi ni nag ku nekk jullee sa kër ba jamono neex du ngeen koy dégg ok loolu la rek d'accord maanaam ñoom au lieu que ñu naan hayya ala salaa kaay leen ñu julli dañ naan sallu fii buyutikum jullee leen seen kër yi amaana kooku ñun boo ñu ko léebee ci biir arab du ñu ko dégg mais mën nga ne hayya ala salaa ba nit ñi pare nga ne nag ku ne jullee këram waxtu yu jot na mais yàlla defe naa dégg na làkk yëpp waaw yàlla dégg na làkk yëpp ñun ñoo déggu làkk yëpp d'accord kon ñun daal ñoom problème waaw kay moo tax au lieu que mën a hayya ala salaa bu ne mën a hayya ala salaa ba pare mu ne jullee leen seen kër yi ci Adja Kiné li mu doon wax bu doon maanaam exemple bu doon imam bi maanaam préféré na mu dem julli xaw ma ban imam la waaye du doon man waaw ban imam lañ naan coronavirus am na may woote nit ñi pour ñu dem sa Bilal ak yenn délégation bu ndaw xam nga tax ki ne dëgg la nag comprendre naa fi nga ko waxee gis nga c'est-à-dire que ñi ci wax am na ñoom dañoo wax xamuñu am ñoom dañoo wax parce que seen gëm maanaam li ñu leen jot a wax ci julli mbooloo ba ñu jàpp ko moom la ñu bëgg te bàyyi caaxaan du tax ñu bàyyi ko d'accord naa ci waaye nag lu nekk dafay am texte bu ma nee non far force dinaa dem ca yàq ja indil texte boo xam da nga ne fii ak fii ak fii laa ko teg d'accord sinon boo demee da ngaa xaru ndax alquran nee na wala tulqu bi aydikum ila tahluka bu leen xool ni lii daf leen ni lor ngeen ci suub seen yaram alquran da ko tere texte boo xamante ni daf ko expliquer explicitement mu leer nañ wala tulqu bi aydikum ila tahluka bu leen gis ni lii lu leen di lor la ngeen koy def d'accord je pense que loolu leer na parce que ne def naa ci ay texte la tënk waaw laay mu ne da nga am benn contribution dama bëggoon rek yokk ci lu oustaz wax xam nga feebar bi moom ñun ñëpp nangu nañ ne day bañ ay nit ñu dajaloo xam nga du moom kese moom mooy virus mais moom rek la si yàlla def actuellement mu nekk virus boo xam ne soxlul sax ngay am yenn contact yi ak nit ki parce que am na ñu naan 1 mètre sax nit ki boo ko jegee mën na la ko wàll donc pour man bu ñu waxee ñu toog suñu biir kër yi lu yenu maanaa la rassemblement mooy am si biir jàkka ji moom la ñuy bañ waxuñu ne ku demul julli ji si biir jàkka ji doo am corona mais ku demul julli ji wàññi nga say chance su corona bi dal la parce que buñ ne fu nit di booloo la ëpp lu muy dal nit soo éviter fi nit ñi di booloo c'est que yow yokk nga say chance pour sa wér-gu-yaram gën a taxaw et que ba léegi Oustaz Sang dafa indi tere bi dëggal ko ci biir diine mais même boo xoolee ci biir médecine et que day ñëw ba si léegi ci biir diine parce que diine am na fooy toll dafay responsabiliser médecin bi mu yor yow sa sort damay ñëw ci woor